balaa ma ciy dugg bëgg naa ci xam lii ñun duñu ay bàyyi ma yoo xam dañ lay takk rek yóbbu la ne la ay wax li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance wala docteur donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw moo it ni vaccin bi complot la ndax bu doon complot ñoo ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox dafa nu muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bi 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wérul waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar ci 15 ans 20 ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt waaye buñ ko génnee nag kenn ku ne balaa nga koy ñàkku am nga sañ-sañu laaj yi nga xam ne lu lënt la ci sa bopp am nga sañ-sañu laaj ñoom lii seen responsabilité mooy ñu tontu sénégalais ci laaj yooyu dalal xelu sénégalais waaye kenn amul sañ-sañu laaj ñëpp nañu dem rek vacciné wu man nag bi ma ci tollee dama laaj samay laaj liggéey ak docteurs yi infectiologue yi keneen ak keneen bokk na ci laaj yi ma laaj mooy est-ce que mën nañ ma wax ñàq bi ku ko ñàkku ñaata weer la lay couvrir parce que su dee décideur politique nga boo waree engager sa peuple ci dara war nga xam ni lii à court moyen et long terme lan la ba léegi aw ma tontu ci laaj boobu laaj naa docteur yu bëri ñi ci gën a kii daal nee nañu ñoom li ñu jàpp ci li ñu liir mais du lu catégorie mooy mën na nekk entre 3 mois et 6 mois ñetti weer ak juróom-benni weer soo déggee loolu mooy ku vacciné wu tey toogaat weer wala ñaari weer jël sa deuxième dose li ma jàpp mooy buñ ci tegee juróom-benni weer wala lu ci tegu tuuti war ngaa dem ñaquwaat kon nañu xam ni cycle bu ubbeeku la peut-être loolu tax Pfizer dugal autorisation pour 3e dose te démb si guddi laay seetaan journal gis ni Israël autorisé nañu pour ñu joxe 3e dose kon laaj yooyu am nañ sañ-sañu laaj ko parce que dañu war a xam li ñuy dugg lu mu doon ak fu mu ñu jëme ñaareel bi mooy vaccin bi ku ko ñàkku ndax mën nga jëlaat virus bi léegi tontu bi ñun ñëpp am nañ ko nit dina ñàkku ñaar virus bi ñëwaat dugg ko léegi nag ñi ngi laam-laame est-ce que su ko duggee mbir bi vaccin bi da koy néewal doole ba du ko yóbbu fenn fi am déet loolu nag ay études cliniques dinañ ko prouver am déet mais pour le moment li leer ba leer mooy nit mun na ñàkku jëlaat vaccin bi ba taux de couverture bi nga xam ne dañ naan ñii naan 60% ñii naan 70% ñii naan 95% mooy vaccin bi boo ko ñàkkoo ba noppi téeméer yu ñu ci ñàkk selon taux de couverture bi am na ci 80% yoo xam ne dañuy réagir ak 20% yoo xam ne duñu réagir waaye xanaa loolu am naa sañ-sañu laaj ko tekkiwul dama contre vaccin loolu sénégalais yi moom la ñuy laaj bi may daanelee mooy ndax vaccin bi day résister ci variant yu bees yi parce que gis nañu ni affaire bi dafa mel ni moom fi mu ne léegi ñu ngi ci 5 variants yu bokkul ñaari mujje mooy delta bi ak lambda bi ñu ne moo nekk Amérique latine xamuñu ndax d'ici quelque temps duñu ne yeneen variant ñëw na gis nañu ay réew yoo xam ne demoon nañu ba vacciner 80% de leur population lu mel ni Seychelles mu jël vaccin chinois bi mais variant indien bi mu ñëwee mu ngi fay def ay ravages parce que étude bi wane na ni variant bi ñu am ñoom vaccin bi ñu vacciné wu variant Chine mënul téye variant indien bi gis nañ ko it Afrique du Sud ñoom dañoo mujj annulé AstraZeneca bi ne adapté wul ak variant Afrique du Sud kon yooyu
ay question légitime la yoo xam ne Sénégal dañ ko war a laaj te ñag bëgg naa ñoom ñu jàkkaarloog Sénégalais yi tontu wax Sénégalais yi lu leer ci question yi parce que ab peuple boo ko bëggee defloo dara da ngay dalal xelam ba tax ñun li ñu jàpp mooy loolu yëpp boo ko seetloo nga boole ci ni amuñu lu doy ci vaccin ñun amuñu lu doy dañuy yelwaan vaccin réew yu mag yi sax ba léegi dese na leen tuuti boo seetee statistiques yi nee nañu ba bi may arrêté recherche yi semaine passée nee nañu 865 000 vaccins nit la ñu vacciné 865 000 doses waaye 865 000 doses yooyu 256 000 rek ñoo ci jëloon ñaari doses yi ñeneen ñëpp a ngi wër di ut deuxième dose bi mënuñu ko am foo dem ñu ne la jeex na loolu nag li mu moo ne mooy une mauvaise politique de vaccination parce que boo amee 800 000 doses da ngay vacciner 400 000 yi te 400 000 yi pour deuxième dose doo ko dem uti leneen parce que ça ne sert à rien nga jox nit ñi première dose seen période jeex mënoo leen jox deuxième dose je préfère vacciner complètement 1% de ma population plutôt que de vacciner partiellement 2% de la population mais loolu c'est élémentaire ñun est-ce que am nañu politique de santé dans ce pays sur 800 000 cas il y a que 250 000 yu jot seen deuxième dose et comme la politique est désordonnée tantôt Sinovac bi la tantôt AstraZeneca yooyu amatul ci réew mi après ñu andi la Johnson et Johnson suba ñu andi la Pfizer donc ñi jëloon AstraZeneca mënuñu jël deuxième rappel Pfizer wala docteur donc comme yooyu yëpp am na fi ñun li ñu jàpp mooy ñun waruñoo toppandoo ñeneen ñi seen politique vaccinale parce que feebar bi ni mu présenté wu fii bokkul ak ñoom waaye ñoom doole gi ñu am amuñu ko moo tax ñaar yi dinaa ko wax parce que waruñoo forcer nit ñi vaccin bi waruñu forcer benn sénégalais vaccin bi nit ñi forcer vaccin bi nag ñaari anam la mun nañ ko forcer indirectement mooy li ñuy wax passe sanitaire mooy dañ naan ku mu neex nga vacciné wu ku mu neex du vacciné wu waaye ku vacciné wul dootoo dugg ci car ku vacciné wul dootoo dugg ci restaurant ku vacciné wul dootoo dugg ci bureau administration ku vacciné wul dootoo dugg ci jàkka xam nga loolu mooy forcé di nga vacciné wu ñaareel bi mooy ñu ne nag léegi c'est obligatoire ku vacciné wul sax dinañ la tëj kaso dinañ la condamné wala di nga fay ay amende loolu